askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu la ñuy xaar ci yéen. gannaaw bañ leen nuyoo bi nga xam moo gën a sell ci nuyoo yi amati nañu mbégte gu rëy di dellu soit ci seen émission bii di jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog askan wi comme ni ma koy faral di waxee émission la boo xam ne nii yéen askan wi yéen a ko tax a jóg dañuy sol suñuy dàll fekk leen ci seen biir gox wala sax ñu fekk leen ci seen biir barabu liggéeyukaay dajale leen waxtaan ak yéen ci seen i jafeñ-jafeñ su ko defee ñuy jéem a xool ana yan pexe ak yan yoon la war a mën a jaar ba jéem ci indi saafara umpale wala ne fan yi am na coow loo xam ne ko fi doon nemmeeku mu soxal secteur mburu mile te moo di grève bi nga xam ne nii waa RBS décrété nañ ko mu nekkoon grève bu ñaari fan di regroupement des boulangers du Sénégal loolu nag xawoon na jural askan wi ay jafe-jafe ci wàllu mburu ak yeneen yu ni mel lan moo tax waa RBS décrété grève bu ni mel ana ban réeroo moo dox ci diggante RBS ak ñi nga xam ñoom ak ministre du commerce laaj yi ak yéen laaj incha allah rabi boobu la ñuy fas yéene seq ak ñi nga xam ñoo nekk tey ci plateau bi maa ngi fi nekk ak Bada Gassama mooy di trésorier bu RBS Bada Gassama ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax Seydina Omar di nuyu mboolem auditeurs yi Walfadjri di rafetlu jitaay bi. jërëjëf Bada Gassama ñu ngi fi nekk ak ki nga xam moom moo di Djibril Faye mooy vice président bu RBS Djibril ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di nuyu mboolem téléspectateur Walfadjri ak ñi nga xam ne ñi ngi seetaan jàkkaarloo ak askan wi. jërëjëf Djibril ñu ngi fi nekk tamit ci wetam ki nga xam moom moo di Ibrahima Cissé mooy deuxième vice président bu RBS Ibrahima ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah ñoo ngi leen di delloo fay nuyu di nuyu mboolem kuy seetaan télé Walfadjri ak foo ko mën a seetaane ci àddina bi di nuyu mboolem sunu clients yi ak képp ku yëngu ci far yi. jërëjëf kon mbokk yi mu ngoog ñii ñoo nekk ci plateau bi ñoom la ñu fas yéene seqal laaj ak tontu bu ñu demee rek ba ci kanam incha allah rabi dem jàkkaarloog askan wi la ñuy wax daañu jël kàddu gi delloo ko askan wi su ko defee mu am ay intervenant kon ci foofu la ci la ñuy tàmbalee émission bi tàmbalee ko ki nga xam moo di Bada Gassama Bada ndax mën nañoo xam RBS mooy lan ak lan moo tax ngeen taxawal ko. waaw RBS mooy regroupement boulangerie du Sénégal. ay boromi boulangerie seq ko taxawal ko ndax dañoo nekk ci secteur boulangerie dem bay yàgg ñi gis ni kat léeg-léeg dañu am ay jafe-jafe te duñ gis ku leen taxaw ñi daal di taxaw lu ñuy wax RBS mu nekk ay boromi boulangerie yoo nga xam ni dañuy taxawaayu syndicat pour mën a défendre seen bopp am seen récépissé bu leen nga xam ni ministère de l'intérieur moo leen ko jox ñii biñ la jógee ci loolu nag jamono bi nga xam ne ci lañ ko taxawal am yeneen mbootaay yu fi nekk ñi ne comme mbooloo mooy doole nañ boole suñu doole ñu tudde woon ko fédération nationale ci année 2007 bi mu demee ba nag ba nga xam ni ki ko jiite woon mi ngi doon doxalin boo nga xay ni Sénégal yëpp ànd na amoon nañ ci kontante waaye dañ demee ba nga xam ni nag kooku jóge na fi amaat keneen ko fi taxaw début bi doon na taxawaay bi nga xam ne moo taxan ñu soxla ko mais nag bi ñu demee ba ci année yu mujj yi surtout li ñuy wax 2014 état bi xëy def loo nga xam ni benn boulangerie yëgu ko ndax maanaam forcé boulangerie yi waaye naxaale ci askan wi ci lañ commencé di yënguwaat waaye nag bi ñu demee ba 2017 nag ci la RBS daal di génnaat nag tëggaat bureau bi taxawaay boo nga xam ne taxawaayu boppam la te mooy taxawaay pour défendre mboolem boulangerie yi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal ndax seen récépissé ñun territoire national bi yëpp moom la mën na faa syndiqué. bu ma déggee ci wax ji moom mooy que da ngeen a mer ngembu mu koy faral di waxee. waaw maanaam nekkoon ci benn fédération dem ngeen ba ci biir gis too leen fédération bi na muy doxee ngeen génn ber seen yoonu bopp. waaw maanaam ndax bi ñuy dugg ci fédération boobu daanaka ñun ñoo ci am kayit boo nga xam ni moo naa taxawaayu syndicat muy récépissé boo nga xam ni ministère de l'intérieur moo ko délivré. biñ demee nag ba nga xam ne gisul ci suñu bopp nag te noonu dañoo taxaw pour taxaw boulangerie yi moo tax ci lañ génn nag nit ñi soog a xam luy RBS mu commencé 2017 ak léegi nga xam ne diggante 2017
ba 2020 bi ñu nekk bépp yëngu-yëngu boo fi dégg bu RBS moo nekk ca début ba ca fin baat moo cay nekk parce que nag lu tax mooy ñun ay boromi boulangerie lañ ñi nga gis ñu toog fii yëpp ay boulangerie lañ yore li nu tax a jóg mooy liggéey man cee génn nga xam ni askan bi dañ ci gis seen bopp état gis ci seen bopp ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñuy suñuy fournisseur ci ñu yëngu ci wàllu farine ñoom it mën a gis seen bopp bu ñu leen yoreel bor waaye nu it ay liggéeykat lañ war nañ bu ñu liggéeyee ba pare kat am dépense bu ñu jox suñu jaboot. lu tax ngeen bëgg a féetale mbir bi yéen kenn ci RBS parce que gis nañ ci fan yi passé rek waa fédération nationale des boulangers du Sénégal décrété fi benn grève boo xam ne c'était une réussite quand même. maanaam boo gisee. grève boobu bi muy am ñun RBS ci boppam ñoo jóg fekki leen muy 2019 fekk état bu bees di soog a toog ka jiite fédération boobu amagul woon accès ci dem ci ministre bi kon il faut mu yëngatu pour mën a am accès ci ministre bi moo tax bi ñu ko seetee mun d'accord ànd ak noonu ci xeex boobu mu xeex boobu nga xam ni diggante RBS la woon ak FMBS ñu àndee xeex ko bi ñu àndee xeex ko décrété 3 jours yoo nga xam ni giraw la bi loolu amee bi ñu ne tey lay commencé gis nañu ministère de commerce boobu moo ngi soog a toog ci ñi njëkk a dalal bi mu toogee ci lan bokk bi ñu xëyee affaire bi ampleur bi premier ministre woonu ñu dajeek moom jël fa ay engagement ak ministère de commerce engagement yoo nga xam ni jàppan nañ ni dara du ko changé ci àdduna parce que premier ministre ci jamono boobu moo na noonu bu fekkee dem ngeen ba seet njëgu mburu bi bu waree jar 200 sax ñun dinañ génn jàkkaarloog askan wi ni leen ay la yowén mburu 200 la war a jar léegi ci jamono bu ko defee boobaatim xam naa sama mbokk mi dina ko gën a développé sax léegi booba ñi di formé woon ñetti comité yoo nga xam ne benn bi day liggéey ci wàllu farine benn bi wax ci wàllu réglementation ñi sampi boulangerie ak yooyu benn bi wax ci wàllu mburu maanaam daal ci problème engagement daal bokk na ci li leen gën a metti waaw parce que da ngeen dem ba ci biir gis na ne engagement bi nga xam ne ministre bi jëloon na ko respecté wu ko li nu gën a métti moom ci suñu àdduna ci la bokk parce que gis nañ ni état Sénégal danaa ci dellu si waat voilà danaa ci dellu si waat yow Djibril ma gis ne da ngeen décrété 48 heures de grève 48 heures yi daanaka jeex na ndax mën nañu xam ban bilan ngeen si mën a def waaw bilan biñ ciy njëkk a def mooy un bilan satisfaisant wax dëgg am nañ ci lu kawe suñu njort non gars yi nañ grève bi réussir waaw réussir na parce que li tax ñu ne réussir na dëgg la état wootewul continué wul ay négociations waaye boo xoolee mobilisation bi ñu am ci wàllu boulanger yi ak seen engagement bi ñu ci def vraiment kawe na suñu njort loolu nag li ci gën a fës mooy bi nga xamante ne yëf yi jeex na maanaam grève bi jeex na ñi nga xam ne ay récalcitrants lañ leen mën a tuddee ñi nga xam ne daanaka bi ñu wootee grève bëgg nañoo grève waaye amoon nañ xel yaar ñoom ñëpp dañ ñoo fekk si waat loolu nag li ko waral mooy grève xëy na niñ ko defee moo xaw a am benn luñ ci xaw a regretter ndax teel na te loolu vraiment am na loo xam ne niñ ko defee la mais terewul adhésion bi ñëpp la woon muy boulanger yi ci Dakar région yi ñëpp amoon engagement pour dem grève maanaam ni ngeen ko bëggoon defee maanaam pour nga waaw boobu dafa fekk ne xanaa lii da ngeen ko improviser tout simplement non waxtaan nañ ci ak FNBS waxtaan nañ ci ak ñëpp mais dafa fekk ne boobu état ànd naag kilifa yi nga xam ne ñoo jiite boulangerie muy ñaari président de fédération yi enrôlé leen foo xam ne ñun créneau boobu bëgguñ ci dugg donc contrecarré bi nga xam ne ñoom lañ am les médias d'état comme Le Soleil la radio-télévision du Sénégal RTS ànd ak ñoom bon pour contrecarrer ñu yàq xelu boulanger yi day gaaw ak appel téléphonique yi nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon def ci boulanger yi mais légitimité combat bi moom amul kenn kuy lakk tey farine di jaay mburu te xamoo ne lii ñu xeex ni dëgg la xam nga ne vraiment lu légitime la li ko waral nag mooy état du Sénégal moo dugal boppam moo calculer mburu farine moo calculer prix mburu gis ne 180 francs la war a jar donc état moo dugal boppam kon buñ ci dee woote boulanger yi coono bi ñuy dund tey tax na ñu xam ne vraiment c'est légitime mbuur ki njëgu mburu bi 180 francs la war a jar voilà loolu Bada du wax na ko sànq te léegi tey ñu koy jaayee 150 francs tey jii képp koo xam ne jënd nga mburu ci four wa ilaa foo ko mën a jënde nga lekk ko ameel nga boulanger ba ko lak juróomi dërëm kooku état moo ko wax du ñun ñoo ko wax te mooy réalité bi parce que comité lañ def
ki nga xam ne mooy chef service ki nga xam ne mooy DCI tey directeur du commerce intérieur moo nekkoon chef régional du commerce su Dakar ñu def benn comité am ñetti sous comité bi ci njëkk war a xool farine lan la war a jar ñaareel bi war a def réglementation bi ñetteel bi xool mburu réellement prix bi lan la ci biir loolu nag monsieur Diallo bi nga xam ne mooy DCI tey moo nekkoon chef régional commerce moo dirigé woon comité boobu moo calculé mburu ba gis ne 0,95 la gramme bi war a jar mu ànd comme engagement ni ko Bada waxee engagement premier ministre la woon ñu ànd restituer les travaux au ministre mais à notre grande surprise bi jour où restitution des travaux fekk na madame le ministre def na interview Soleil ne mburu warta yokku alors que dans son fort intérieur xam ne dafa war a yokku donc foofu boulanger yi muñu nañ ci lañ ne donc nañ leen dem appliquer réglementation bi d'abord pour 3 mois bu fekkente ne jàll na ngeen gis ne am na réussite ñu teg fale prix mburu bu boobaa ngeen xam ne ñun DCI maanaam ñun commerce am nañ dëgg mais bu fekkente ne dem nañ 3 mois jàllut bu boobaa ñu xam ne yéen boulanger yi am ngeen dëgg ñu dawal 3 mois yi jàllut ñoom xam nañ ne tey réglementation bi ñun ñoo ko gën a bëgg ndax ñun ñoo ko créé ñoo ko def mais vraiment application bi mooy échec bi te loolu waa commerce xam nañ ko ñu ngi wër région yi reconnaître nañ ne applicabilité bi dafa metti sénégalais man discours bi ma mujjee wax directeur du commerce mooy sénégalais ils sont forts ci jàdd loi boo fi tëral contourné nañ ko fais la loi je te dirai le contournement loolu moo am Sénégal ba tax na résultat yi ñu am ci application bi baaxul ci biir loolu nag ñett yi dafa ànd farine def nañ ko 117 500 réglementation bi dugg na mais lu teeru prix mburu bi ñu yokku instant bi boulanger yaa ngi nii di ma dégg ñëpp a sonn amul tey kuy lakk farine te sonno est-ce que aussi mënoon nangul gouvernement bi d'autant plus que xam nañ ne farine mburu dafa doon loo xam dafa xaw a sensible parce que daanaka dëkk yu bari yu dàkk daanaka mënees na wax ne ci mburu lay jaar gis nañ ay nguur sax yoo xam dañoo daanu parce que ci mburu lay jaar est-ce que nekkul côté boobu aussi waaw côté boobu effectivement gouvernement noonu lay raisonner tey jii mën naa ne la révolution française de 1789 moo changé monde bi moo changé doxinu mu àdduna ndax ca la lépp soppeekoo jóge France wër àdduna la ko waraloon mburu daa fekk ne dëkk bi ñëpp a mer mais biñ demee dem ba ñëpp a mer boulanger yi gën a mer nag téye seen mburu am nuñ doxale faf loola soppi monde bi loolu nag mooy dox bi bi ci mujjee dégg Tunisie aussi amoon na fa Tunisie Omar El Bachir loolu mooy histoire monde mburu day bien social boo xam ne amul yonent bu ko lekkul mburu état bu demee ba ne mënu koo laal ndax dafa sensible mais état am na yeneen levier yu mën a laal yoo xam ne moo ko moom muy TVA bi état na wàññi TVA saaku mburu bu ne état am na ci actuellement 2600 bu dee à 18000 am na ci 3000 francs 3000 francs yooyu na ko séddoo boulanger yi TVA yooyu naa si ñëwaat si kanam parce que tellement intéressant El Hadji Cissé fi ma la bëgg laaj mooy que keroog ba ngeen defee déclaration ne da ngeen di grève gis nañu benn fédéral bon ay boulanger yu nekk fële ci diwaanu Louga def benn déclaration wax ne ñoom bokkuñu si grève bi parce que ministre bi ak boulanger yi ñu ngi nekk di waxtaanee ci problème mu réglementation secteur bi kon je pense bien que gis nañ ne mbir yaa ngi ci tànk yi aboutir kon le fait que ñuy dem grève gisuñu si sens bi. bon ma encore une fois mu nuyoo war asalaamaaleykum bala may mën a ñëw ci tontu bi directement xam naa danaa la résumer rek fi ñu jot a jaar. parce que am nañ 1 mois yu mat sëkk yoo xam ne dañuy wër région Sénégal yëpp 14 régions yi dem nañ ci Dakar lañ mujjee Louga googu nga tudd dem nañ fa yenn fa suba ba ngoon jot boulangerie boo fa dem mu jox la kàddoom jëkkati xaalisam jox la ne la maa ko jàpp ci liggéey bi xanaa kon kooku am na confiance kooku ànd na ci liggéey bi léegi nag bi ñuy ñëwee nag ñu def benn point de presse yaakaar naa wala fajri ma nga fa woon point de presse bi ñu ko defee ñëpp àddina fépp lañ jóge salle bi dafa fees bañ tëj bunt yi kon ba tey xam nga wuy si nañu léegi nag ci jour boobu lañ joxe benn ultimatum ñu ne dans 72 heures su fekkee état réactionné wul danañ entamé grève toog nañ 72 heures xaar état réactionné wul ñu toog une semaine réactionné wul ñu def réunion daal di entamé benn grève bi ñu ko entamé nag parce que am na ñoo xam ne yaakaaroon nañu suñu capacité àggul ci entamé grève ci di ko décréter léegi ci lañ jóg contrecarré xam nga
Sénégal ni mu demee ki nga xam ne tey bu lëkkul mburu am na benn crédit bu mu waroon a fay exemple ku waroon a joxe 200 000 francs pour gasoil wala pour lawir wala pour farine jour boobu bu lëkkul à rendez-vous dana fauché léegi kooku jëloon na décision grève bu ñëpp gréwoon ki koy fayee ko su ñëwee day wax dañoo grève du ma la fay mais ci biir loolu am na ñoo xam ne ñu ngi jaar ci gannaaw di yàqate ñoo jiite fédération yi muy FNBS ak RBS ñi leen jiite ñu ngi yàq parce que la leen tax a jóg bokkul ak li ñu tax a jóg ñun dañuy ay chef d'entreprise di facturer farine di facturer gasoil di fay courant ndox améliorant lawir di fay employé di yor suñu njaboot encore di ci dund bëgg ni ñëpp yi dund ñu koy dund ci dund bu aw yoon di faju fi ñu war a fajoo suñuy doom jàng fi ñu war a jàngee mais ñoom ñi ngi ci diggante ay DER ay financement ay formation ay lijjanti xaalis yoo xam ne xaalis bu yomb lay doon day ñëw ñu dóor seen poche ci turu boulanger yi ci turu ñi nga xam ne ñooy vrai acteurs yi léegi nag ñooñu la RTS ouvrir benn plateau ak Soleil ñu jóg ne grève bi du am xam nga kilifa su waxee ki bëggoon a man ki doon am xel yaar day daal di jëm ca côté boobu parce que moom moo koy arrangé ba pare boole ci am na ñeneen ñoo xam ne dañoo déposé woon ci DER bi ñu déposé ñoom dañuy jël téléphone di leen woo ca suuf naan leen sa DER mi ngi bëgg a génn su fekkee bokk nga ci grève bi dañuy bloqué sa DER xam nga ki nga xam ne boulangerie tëj ñu mu am ay crédit yaakaar ay millions yu ñu ko lebal kooku boo ko menacé ne millions yi ñu lay lebal dama koy boo grève mu tëj dañuy bàyyi parce que man ci tournée bi laa bokk ñu doon def tournée bi Dakar rek def nañu une semaine am na ku ñu bokkaloon def tournée ñoo wër ñaari fan ñu bokk di wër blanche yi mu jël décision totale que ne day fermer. kon bu mu déggee sa wax daal dafa mel état moo nekk seen biir di leen féewale. exactement parce que état mburu yokk arrangé wu ko parce que dafa sensible comme ni ngeen ko waxee mais farine bi wàññeeku itam arrangé wu ko parce que ci lay am TVA léegi ñun nous les boulangeries ñun ñoo nekk diggante marché bi ak dëkk bi état mooy marché bi dégg nga meññee ñooy dëkk bi ñu ngi jot seen bëri ñun ñu tëj ci rek ñuy def c'est ça te même problème bi ci même année lañ ko am ak Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire dañoo daal di lever seen TVA daal di delluwaat ci jàmm mais Sénégal depuis avril non pardon depuis novembre l'an 2018 la yokk bu njëkk ñu ñëw mois de février wala mars l'an 2020 ñu yokkaat une deuxième yokk léegi nag depuis booba ba léegi ku doon sox sax mënatoo dem ñëpp am crédit ba ci man mii ngay waxal damaa leb xaalis pour fay samay emploi ren ci weer wi passé bu ñu fi ñëwoon léegi mën nañu confirmer loolu pour te dire que daal maanaam ñun ñi nga xam ne ñoo yor yëf yi war koo liggéey di ci liggéey war cee tedd nga xam ne ñun ñooy vrai acteurs yi dañu am ñu ñu contrecarré complicité ci meññee yi première fois meññee yi dañuy liggéey seen farine di ko jaay léegi man jënd naa sama farine tuur naa ko wala saraxe naa ko wala may naa ko seen yoon newu ci mais ñi ngi développé ay xaalis di ko jax ñi jiite fédération yi pour ñoom ñu tëj suñu gémmiñ ñi nga ànd ak état lu ñu wax ñu ne demewul noonu ñun contre ñu réglementation parce que réglementation bi lépp loo fi gis mu aw yoon dañ ko war réglementer mais bala ngay réglementer nit ki dafay fekk mu exister te ñun fi mu ne exister tuñ mais li ma jaaxal ci biir yi mooy que même bu fekkente ne yéen demande à ce que même bu farine yokkoo gis nañu def effectivement farine yokku na waaye aussi dafa am loo xam ne nii daanaka consommateurs yi ñu ngi koy sentir parce que yéen da ngeen wax ne da ngeen ñuy proposer kilo mburu mais pourtant ñun ki mburu mi nga xam moom la ñuy jënd ci boutique yi bokk du kilo. bon loolu du suñu faute état la. du kilo kon est-ce que nekkul li ngeen di kaas noonu yéen a ngi koy récompenser ci mburu bi ngeen defar ko. wala loolu du suñu faute état la. parce que à l'an 2017. bi mu yokkee ñu def grève boobu comme ni koy président Djibril Faye waxee léegi état que le premier ministre bu nu Abdoulaye Dione moo nu woo. bi ñu ñëwee tooga moom mu ne. léegi nañu wàññi mburu mi déedéet astafurlah du boobu am na bu jiitu boobu ci leen dem ñu ne léegi nañu wàññi 25 francs yi nañ ko dindi wax askan wi ne leen wàññi lañ leen 25 mais wàññi luñu leen 25 parce que boobu gramme masse kilo bi mi ngi nekkoon 210 grammes ñu ñëw nañ ko def 190 grammes yow xam nga ne moo seen kilo mburu bu ñu taw yi 190 grammes lakk ko xott la loolu ñun ñëpp reconnaître nañ mais état moo ko def la moo ne du yokk farine bi du yokk mburu mi du wàññi farine nañu wàññi grammage bi daal di nax askan wi nag ne leen wàññi lañ leen juróom yooyu ñu wàññi ñetti dërëm la ñu wàññi askan wi ba pare wàññi seen 20 grammes de pain li ko waral nag lii la l'an 2012 bi Macky Sall di door a jot pouvoir am na fédération boo xam ne moo fi nekkoon bëggoon na am accès ci état te amu ko ci benn réunion bu ñu defee woon CICES dégg nga booba Mamadou Diop Decroix yaakaar naa su ma jumul moo nekkoon ministre de commerce su fekkee juum léegi ñu dem ne ko mburu mën naa wàññi ko parce que saako farine mi ngi jar 13500
te lañ def ay assises nationales mi ngi tombé woon mois de juin assises yooyu ba ñu ko defee ci lañ ne farine bi man dañ koy homologué à 18000 kilo pain dañ koy homologué à 150 francs mais xam nga nit ki du faju te wéro parce que boobu ñu ngi jënd 12100 ak 13000 farine kon bu ñu ko homologué 18000 du ñu xamaguñ coono bi parce que jëndaguñ ko mais bi ñu demee nag sa waay bañ benn bi ñu xëy ne 17800 18000 lay jar booba la yëf yi commencé ñu ne ñun d'accord uñ ci parce que homologation bi dafay erroné ngeen bañ te bi ñu koy homologué boobu kenn tàgguwuñu dañoo xëy rek ñu ne homologué nañ ko ñaari acteur la ànd moo doon état ak ministre de commerce ak ñaari président fédération ñoo ko fekke homologué mais benn boulanger boo xam ne vrai acteur nga fekke wu ko fekke woo ko kon sa ñu koy état ñi muy waxal duñu ay borom boulanger yi déedéet ah bon non ah non parce que on a dit fédération nationale des boulangers la non du ñuy boulanger laaj moom ma wax la waaw xam nga lu tax du ñu boulanger man su ma nee lakk di facturer ci usine ba yor sama facture ak sama TV ak sama nene yaa kee di jënd ay benn sac 2 sacs di lakk ne man boulanger la parce que yor na turu boulangerie kese loolu du boulanger loolu boulanger loolu nombre la pour maanaam mën a am accès pour mën a jiite boulanger yi waaw maanaam ñi nga xam ni par exemple dañoo jiite fédération yi muy fédération nationale de boulangerie ak regroupement boulangerie du Sénégal parce que ki jiite regroupement boulangerie du Sénégal bi ñuy taxaw regroupement du Sénégal dañoo amoon yaakaar ni day am taxawaay boo nga xam ni taxawaayu ku yor boulangerie la mais dañoo dem ba gis ni moom ki jiite fédération bi sax moo ko tane ndax ki jiite fédération bi sax moom xañ na am na sax lenn lu muy bañ parce que xañ na bu tënk nag ak waa fédération bi mbir ba bi signé ko ci kayit moom du dem def safaan bi mais kii moom sax daa fekk bureau mi yëpp tase signé moom mu wëlbatiku doxale neneen kon kee moo ko tane ci benn côté maanaam nag liy wax ji mooy ñoo la gën a xam coono yi boulangerie yi dund mais nag seen intérêt bopp ak jege naa état moo leen dugal ci yenn njaaxum yi moo leen ci dugal. mais est-ce que su mën a leen may tuuti état mu réglementé secteur bi bu noppi ngeen soog a yëngatu ci yooyu. maanaam état liñ ko muñal dafa bari. ñaari at. non parce que waaw ñaari at aussi pour nga réglementer secteur est-ce que tuutiwul. est-ce que xam nga leen. est-ce que tuutiwul. ma ni état fi mu ne ci boppam. li taxat ñi tëgg réglementation bi lépp état changé na ko la ko ca neex la jël parce que li taxat ñi li ci gën a am. la ko ci neex maanaam. li ko ci neex. mooy. na boulangerie ñëw déclaré gi léegi na am accès ci boulangerie bi boobu moo waral aldu kalpe bi ñuy def borom boulangerie léegi parce que bu njëkk amuñu woon possibilité ministère de commerce ñëw di aldu kalpe boulangerie léegi nag boo xoolee ñaari weer yi am na possibilité ñëw di leen aldu kalpe ci naka te annoncé naa ko ci sax ci kanamu gouverneur de Dakar action moo fa teewoon booba ni ñu leen di ak aldu kalpe mooy ñëw ci boulangerie bi ngan ko am nga kéet mu wan lay kéet nga xam ne foofu baaxul nga dem ci beneen côté boo nga xam ni ñoom service di seen sax ñoo koy contrôler def yëf am na ci koo nga xam ne li ñu ko jàppe mooy sa ndoxu rosage bi fi muy toq war fee toq xanaa kër sax dina am robinet buy toq te yow bu ñu la convoqué li ñu leen ci yitteel mooy yow wala sax ñi bañ laa convoqué sax mais heure 7 heures ñu ñëw tëj sa boulangerie sa pot ak sa mburu lépp yàqu ca biir ñu convoqué la 3 heures te nga war a jaay mburu mi ci suba gi nga ñëw ñi la fayal 200000 boo fayee 200000 daal ñu jël sa caabi jox la fekkee fa duñ fa jaaraat sax boo fayul 200000 moom doo ko ki léegi boo yorul 200000 nga dugg say bokk pour wuti 200000 wala ñu door la convocation la 3 heures wuyu si ma 3 heures nga ñëw wuyu si ñi la ana 200000 yoroo 200000 ñi la kon bu soobee dina ñëw tëj ko loolu aldo kalpe mën na ko raw. loolu ñeneen ñoo koy def. waa ministère de commerce ñoo koy def ak seen commissaires yi nga xam ne ñoo nekk ci départemental yi. dénoncé naa ko nag ci kanamu autorité yi ndax comité boobu action yu gouverneur de Dakar ma nga fa woon police ma nga fa woon gendarmerie ma nga fa woon waa ministère de commerce ma nga fa woon waa ministère de environnement am nañ ku leen fa teewoon boulangerie mooy fédération RBS ña nga fa woon FNBS ña nga fa woon. bu keroog laa leen def ni leen bu ngeen li ngeen di def bu ngeen ko bëriwul bis bu boulanger yi tontoo dañu xam ne tontu nañ. ndax kon loolu moo la métti ba ngay réclamer démission Aminata Assome Diatta. loolu ci li tax loolu ci li nu métti ci la bokk parce que lu tax mooy ñaari at. est-ce que moom yëg na ko ba ngay réclamer démission mu lu xew ci secteur bi moo la ko gën a yëg. est-ce que xam nga leen. bi ñu taxawalee réglementation bi fan yooyu xam nga dafa am
possibilité que réglementation bi moment bi ñu ko doon taxawal mu jàll xam nga lu taxal mburu boo xool jaaykati ndékki ñoo koy jaay ak gargot yi ak bitig yi ak boulangerie yi moment boobu dafa tesente ak couvre-feu ñu def couvre-feu tere jaaykati ndékki yi ñu jaay ndax Covid bi tere gargot yi ñëpp ñu jaay lekk kon ñaari ñoo doon jaay bitig bi ci koñ bi ak boulangerie bi ñi def point de presse waa ministère de commerce def fédération yi nekk boutique bi ci koñ bi tere nañ ko léegi mu jaay waa ñi def annonce ni bitig bi koñ bi duutu ñu jaay mburu xam nga yomb naa contrôler léegi bi ñu defee loolu tere ñi doon libéré mburu ñu libéré ji mburu mais ñetti fan la def mu gis rang bi ci bitig yi mu jàpp ni moom mburu xaalis bu dul jeex la mu daal di jël ay mbokkam taxawal benn GIE ñaari président fédération yi jëkk ko dem menacé ko ne ko léegi bu fekkee boole woonu ci dinañ ko yëgal boulangerie mu daal leen ci boole kii jël récépissé RBS yóbbu te waa RBS kenn yëgul ñi ñëpp ci RBS lañ bokk amul ku ko yëg lu dul kenn moo ko ci yëg te ci complot bala ànd FMBS moom it andi comme amuñu récépissé CE lañ am ñu yóbbu seen CE mu boole ko ak jël beneen fondation boo nga xam ne ci ministère bi la bokk ñu jël ñetti kayit yooyu taxaw ci CE jaay mu mburu ci moment bi nga xam ne ci lañ doon tere nit ñi daje mais ministre bi ci boppam moo déplacé wu dem APIX woowaa APIX pour ñu ñëw liggéey pour ñi defaral leen seen CE bi taxawal ko léegi nag li ñu doon ba ñi daal di créer seen librairie bopp ñëw ci boulangerie bi ne kaay joxe ma 125 te boo ma joxee 125 ba pare fere yi may def pour yóbbu mburu mi client bi yow ci yow laa koy dik am na ku ci joxoon 300 kilos toog ñaari fan gisu ko mu woo morom ñi ne ko waaw jaay mburu kañ lay versé mu ñëw finalement versé wul mais waxuma loolu mais bi versé mburu bi mu ko créé 105 la ko dik la ko dik kon ñii iskar kii taxaw na pour defar secteur bi maanaam daal faay la daal boo gis si moom passé na ko mais du faay boobu kese rek faay boobu rek war tax na wax dëgg yàlla non faay boobu taxul léegi nag bi loolu amee ñaari at buñ la joxee mbir boo amasul capacité doxal ko war nga kala fa tegan te ñuy xaar ci moom résultat nga dem ni ko nag aw la yiwet bëgg naa waaye ba numa léegi yëmatoo foofu nag yow secteur ba xam nga ni yow ñi ngi ameel banque yi bor ñi ngi ameel borom usine yi farine yi bor yëmatoo leen nga leen forcé di leen encaissé ay 200 000 ak 300 000 ñuy dugg seen i mbokk mais ñii da nga leen bëgg a toroxal Djibril ku grève boo gis am na objectif grève boo gis am na objectif am na loo leen si jublu c'est-à-dire que grève ngeen def ngeen ñaari fan yoo xam ne grève ngeen ba ngeen grévé ba noppi ñàkkul ne am na benn feedback bu ma ko tuddee maanaam est-ce que état bi woo ne leen comme ministre du commerce ci négociation ngeen waxtaan pour que vraiment problème bi ñu yëm koy résoudre une bonne fois pour toutes quoi. waaw état dafa mës a jàpp ne ñun buñ grévé fiasco lay doon maanaam du am réussite. ñoo tax ñu wala yéen daal état considéré wu leen quoi. dafa def la sourde oreille mais xam nañ ne fii les vrais acteurs ñoo fi nekk. mais état day def une politique. mooy mi ngi gérer ak ci dirigeant di wane au niveau supérieur que tout va bien mais ñun nous faisons le contraire te loolu moo waraloon grève bi te am nañ ci réussite mais état fi mu toll nii xam na ni dëgg-dëgg suñu grève bi acteurs principaux yi mooy ñi nga xam ne dëggantaan ñoo yor boulangerie ñoom ñoo ci participer donc état déjà defagul feedback mais je sais que la seconde étape bu ñëwee il sera obligé de feedback te loolu xam na ko ndax massification baa ngi am ñi ngi xam ay retour ñu ngi am aussi maanaam da ngeen daas fanaan daal da ngeen bëgg ñu ngi daas fanaan fi mu toll nii da ngeen bëgg a labali ñun duñ sax ñun bu njëkk ñoo daan dem ci boulanger yi léegi boulanger yi ñooy ñëw ci ñun tout le monde di adhérer à la cause parce que xam nañ ne lii c'est un combat xam nga li tax combat bi noble mooy dañoo sonn boulanger depuis 2 ans dafa sonn mënatuñoo dem ku mënatu la dem nag da ngay arrêté te wóor na leen ne ñun buñ banqué suñu loxo une première fois am ci lu kawe suñu jot deuxième fois buñ dóoree day dal te deuxième fois bi dana dal c'est sûr état xam na ko hélas aussi quoi qu'on dise tamit am war ngeen am loo leen teg ci loxol bu fekkente ne état dafa siisu ne du yokk yéen aussi je pense bien que war ngeen am benn stratégie boo leen ko mën a tegal comme par exemple ngeen ne ko mburu bi mënees na koy defaraat quoi comme bii xam nga bii tey jii boo ko proposé gars yi ne la mën nañu ko jaayee 175 francs askan wi mën nañu ko d'accord wala bi bu fekkente ne kii nañu ko quoi je veux dire bon comme yéen a ko gis mu ngi noonu. mais c'est-à-dire ngeen proposé ba ngeen am loo leen teg ci loxo état bi quoi. xam nga kuy dem xare. doo wax say ngànnaay nu mu mel. ak ban puissance la am. ak noo koy utiliser. comme ñun def nañ grève
ñoom contrecarré nañ malgré que ñu état woonu lañ soxloon amuñu ko mais am nañ ci lu kawe loolu parce que li kawe loolu mooy monde bi yëpp monde entier bi yëpp xam nañ ne Sénégal am na problème mu mburu xam nañ ni itam maanaam ministère bi nu booleel def na li man lépp mais du moom moo mën a régler suñuy problème kon nag bu yëf yi jeexee du moom moo nuy woo parce que ñun écarté nañ ko ci ça ba pare wax nañ ñun bëggatuñoo toog ak moom parce que mënuñoo régler suñuy problème kon moom du nu woo dégg nga beneen bi ci des nag mooy comme mburu bi ni nga ko waxee mu ngi nii ñoom 190 grammes lañ ñuy wax balance ngi nii mburu ngi nii tegal nga xool bu ci gën a ndaw 220 grammes la te 150 lañ koy jaayee bii waaw 220 grammes la tegal balance baa ngi noonu nga xool xaaral ma essayé. parce que 190 grammes mënuñu ko jaay kenn xott la loolu jaay ko sax lekk riba la xam nga ñun moom ñun ñooy tegal balance bi nga xool ñun ñooy wal fajiri waaw tegal mu leer fii lay leeree parce que ñooy jàkkaarloog askan wi ñun ñooy miroir wal fajiri mooy jàkkaarloog askan wi léegi bii mënoo ko am ci da nga koy taare ba pare da ngay taare balance bi waaw tegal tegal léegi fu mu toll nii si zéro ñu seer waaw tegal léegi tegal ñaata la def 230 kilogrammes 230 man sama maanaam liñ ma wax naa ko def mooy 190 grammes 190 su ma ko defee boo koy xar ruusi lépp lay wadd dégg nga boo ko ŋàddee day xappati ko def ñaari gaal biir gi boo daggee conc bi dagg conc boo sànnee nen mu génn côté bële ci walay doon alors kon buñ nax askan wi ngir yàlla nan la fekk ci li nekk parce que mais est-ce que lii aussi créé yoo leen ko rek parce que maa ngi fi ñëw def si émission bi rek Serigne Touba Mbacké ngeen créé ñu mburu mi rek waa tegal ma ko nii chariot baa ngi suuf wàccal suuf nga xool ko chariot baa ngi suuf nga tànn lu la neex nga indi demal chariot baa ngi suuf yónnul ku la neex mu ñëw këréewuñ dara ñun dañuy liggéey ngir jot àqi askan wi parce que bu dara du dara sédd nañ suñu diggante ak yàlla ndax bëgguñu ëllëg ñu di ñu peese loo xam ne mënuñu ko war a peese ba Saliou mburu mi de boo ko joxee séeréer yi moom daañu kontaan quoi mais loolu mooy mburu lii de mu mburu la moom non lii mooy mburu mais par contre mburu yi ñuy ndekkee moom du mburu moom ab xottu la comme ni ko waxee ab raakool la quoi xam nga li ci am dafa am mburu dafa am norme yoo xam ne état da koo def ñun mënuñ ci dara mooy 65 centimètres la war a mesurer mais 190 grammes nga tabi ko ba mu mat 65 centimètres mais xott kese ngay am boo déggee am nag marque yu mag yoo xam ne ñu ngi fi boo xoolee seen mburu du mat loolu te boo ko pesé sax du mat sax 160 grammes mais nag seen mburu dañ koy rang fekk na boobu ñoom itam ànd nañ ci nax askan bi ci mesure bi mais ñun ñi nga xam ne ñun dañuy couvrir ñun gis nga société ñun dañoo bokk ci li koy doxal ndax ñun ñooy fexe ba mburu mi borom njaboot mburu moo xam ne mën na koo dag ñetti parti ba ñeent ndax boobaa dañuy xalaat ne dooleem agul ci mën a jënd ñaari kilo mais bu fekkee njaboote na boo ko tawilee mburu mi ba muy 70 dañuy dem ba en banlieue dañuy def ba 70 centimètres nga xam ne benn maire boo jëndee benn 150 francs mën nga koo dagal sa ñeenti doom kenn ku nekk am lu mu ci mos jaajëf kon mbokk yi loolu introduction kese la ndem jàkkaarloog askan wi la ñuy wax kon foofu ala kulli aal ñu delluwaat ci askan wi ñu jël si quelques intervenants su ko defee ñu dellu ci plateau bi. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee. problème bi ñuy dund instant bi ñun ñëpp xam nañ ko mooy que boulanger yi dañoo toll foo xamante ne moment bii nii mënatuñoo dem parce que ñàkk mënatuñoo dem bi mooy état bi li nga xam ne daf ko teg suñu kaw mu nekk loo xam ne lu diis gann la. muy farine bi nga xam ne moom la indi yokk ko ba pare ne du yokk mburu mi loolu nekk suñu jafe-jafe ñun ñëpp depuis 2 ans ñoo ngi nii ñun ñii ñëpp kenn mënu cee dem fenn ay bori kese lañ ñun ñëpp ñu wax kook ñu bañ koo wax. am na ñoo xam ne dem nañ ba nga xamante ne ñoom moom seen i matériel mais moomuñu kër gi nga xam ne fa lañ samp seen i boulangerie dañuy dem ba ñu am problème ak borom kër yi nga xam ne ci lañ samp seen four yi ba borom kër yi di leen yóbbu ci UCI di leen ñëw pour génne leen gis nañ ko ci secteur bi. te loolu yëpp tey bu ñu ko xoolee état li nga xam ne moom la yëkkati teg ko suñu kaw mooy li ko indi ñuy ñaan nag état ci boppam bi nga xamante ne comme moom Sénégal moo ko ñor te ndaw Sénégal moo ko ñor te doomu réew mi moo ko ñor ndax doomu réew mi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi liggéey fi ba am seen alal jëluñu ko yóbbu ko ci benn réew investiraat ko ci biir réew mi pour doomu réew mi tourner di ci liggéey bu fekkee ne moom ñoo ko ñor kon na taxaw mu dimbale axlu mburu parce que axlu mburu instant bi bu ci tegul loxoom ci fayit la ñëpp jëm foofu lañ toll parce que tey man mënu ma comprendre un boulanger chaque an bu defee chiffre d'affaires am dina jënd ci farine lu tolloog ay 120 millions ci farine
man mii taxaw di Ousseynou Kébé dinaa jënd 101 millions chaque an ci farine te bu at bi jeexee man mënu ma génne ci sama compte 1 million bu mat kon loolu déjà problème la dem bay am problème mu location fi nga xam ne fi nga nekk loolu problème la kon état Sénégal nag gëstuwaat ndaw Sénégal yi xam ne ñun doomu réew mi lañ te ci réew mi lañ bokk mu jàppale ñu ndax ñu mën a yóbbu réew mi ca kanam ndax ñi koy yóbbu ñun ci lañ bokk parce que secteur bi ñu yor dafa sensible waaw nekk fi nag di dem leen tey ñoom di ñëw leen tey ñoom di grève di tëj ak a tijji nekkul lu ñu gënal bu ñu sañoon du ñu grève benn fan mais ku amul la gënal da ngay jàpp ca la fa sës di leen jaajëfalaat jaa ngeen jëf. man daal yëf yi li ma ci gën a metti ba gën ma cay metti mooy règlement bii nga xam ne dañ ñoo ko fay bëgg a indil chômage bu rëy moom la yokk ci réew mi ni ma ko yokk ci réew mi nii la xoolal malien bi jóge Mali ñëw fii Sénégal ngir daal dooleem te defu ko woon fenn tu may ci livraison mburu xoolal la Guinéen bi jóge Guinée ñëw fii doon daan dooleem te defu ko dara ci lu may livrer mburu ñu xëy ñu ne la kooku dootoo ko fi defe tey ak dans la banlieue ay xale yoo xam ne nii amuñu xëy amuñu dara ci livraison bi la ñu doon yaakaar pour di ci dundal seen waa kër ñu xëy ñun leen livraison bu mënatul a nekk te ñi ko ne mënatul a nekk créer benn GIE bu ñuy wax jaay mu mburu di ñëw di jëlee mburu mi ay 125 wala lu ko yées ci ñoom GIE jaay ma mburu bi 125 ak lu ko yées moom lay jëlee mburu mi ci boulangerie dem di ko jaayaat te pourtant ñoom président yi nee nañu ñun mburu mi ñun ñooy sànni suñu xaalis parce que dañ ñooy jaayeloo 150 ñuy jaayee 110 ak 125 ñun buñ ñu jaayloo 110 buñ ñu jaayloo 150 ñun ñuy jaay 10 ak 125 pourquoi ñoom ñu yor GIE bi ñu ñëw ci ñun di jël mburu mi ay 115 francs 125 francs parce que bu ñu jëlee mburu mi ci yow 125 francs bu ñu la dikkee bu ñu la indilee retour bi boo ko xoolee mburu mi ci ay 110 ay 105 francs loolu la lay revenir ak sa retour kon nag loolu loo xam ne nii lu ñu war a wax la ce n'est pas du tout normal ndax ñun ñi ne fii dafa naan ñi fi immigré wul bariwul tax ba ñu demee bitim réew kenn defuñu noonu dañ fa jàpp comme ay buur kon nag suñu mbokki CEDEAO yi nekk fii di daan seen doone di liggéey kenn wóor leen a xañ seen teraanga loolu d'accord rafetul tey rafetul ëllëg kon nag loolu li ci dëgg tey dëgg mooy ñi ci war a jot nañ ci jot lii ñu waxu règlement ñu xool benn façon règlement lañ ko war a réglementé waaye nag dàq livreur bëgg a indi livreur loolu mënul nekk wasalaam jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah ñi ngi nuyu ñëpp di daje fii tey ci daje boo xam ne naqar bu métte métti moo nu ko teg moo tax ñu daje fii naqar bi mooy dañuy ay doomu réew mi comme tout le monde ñii nekkoon ci àll bi ci diaspora bi ñii seeni mbokk jàppale leen ñii ne ñu fexe ba taxawal seeni entreprise suñuy entreprise muy boulangerie di ci liggéey di ci tedd di ci teral suñu bopp di ci teral suñu njaboot di ci teral ñëpp comme secteur yëpp mais ñu dem ba ay at ci gannaaw état bi jóg ci def loo xamante ne nii wax dëgg yàlla mën na ñàkk mooy lan dugal loxoom bi ci farine bi te mësta reconnaître boulanger bi te ñun ñu yaakaar ne ku ne farine ne mburu ku ne mëññe ne boulanger donc kon waruñu ñu mën a xar ñaar ba tax ñu jël prix farine bi di ko yokku di ci dugal seen loxo moom état ba noppi état xamul boulangerie su ngeen demee palais tey suñ demee ba fay waxtaane mburu nañ ko sant RBS gii nga xam ne dañuy jàpp ne jëmuñu fenn mais avant loolu bi fi fédération nationale di nekk nga xam ne ñoom ñook état bi ñi ngi ànd di def seen i manigance di dem ak a dikk di nudd ci kaw boulanger yi palais xamuñu lan mooy boulangerie lañ xam que néew mooy usines yi facturé nañ temps du ma tudd tur yi set mañ yi facturé nañ temps fin d'année tant de milliards dugg na kon farine bi mi ngi jar mais xamuñu boulanger bi naka lay def ba liggéey fariñam ñu topp di yokku jël TVA bi dem ba obligé mëññ bi ne ko ak loo mën a jaayee farine bi 18000 francs lañ lay facturé TVA mëññ bi moom it dem ba ne loolu attanatu ko kon day yokku farine bi mais ñu ne mburu kenn du ko yokk parce que dafa sensible ma ne la waa comme mburu dafa sensible lan moo tax kon ñu yokk farine bi rek loolu mënul nekk comme mburu mënul ñàkk lan moo tax état continuer ne moom TVA am 18000 francs la koy fayu boo boobaa saako bi ñun boulanger yi saako bu ñu lakk bu ñu ko jëndee 18000 ñu ngi fay 3000 francs TVA
ñu yokkal ñu levure bi doon jar 8000 francs léegi ñu ngi koy jënd 9000 francs levure bi doon jar 9000 ñu ngi koy jënd 10 000 francs boo demee ci viennoiserie bi saako koko bi doon nañu ko jënd 47500 léegi ñu ngi ko jaay 52500 waa boulanger bi fan la mën a jëlee xaalis ba noppi ñun ñu ne duñ yokk événement bu dikkee nit ñi nga xam ne dañuy jéem pour teral seeni nit mais dañ lay wax a wax ba nga xam ne yow da ngay jël sa poche nga dolliwaat ci pour nga satisfaire client bi te ñun bu ñuy wax social ñun ñoo jiitu ci social amul boulanger booy gis muy taxaw fii ci Sénégal sëriñ bi te du def social am na ñu muy xëy di may mburu am na ñu muy wàññil ñi ngi jël mburu di ko dugal ci daara yi weeru koor gi dañuy joxe ay ndogu lu nekk boulanger yi ñi ngi koy def parce que dañuy ay patriote dañuy ay sénégalais nekk ci réew mi xam jafe-jafe yi waaye nag dem nañ ba àgg foo xam ne ñaaray am état na wàcc mu régler problème boulanger yi wala boulanger yi kat dañuy continuer di tëj ba jeex bala ñuy tëj ba jeex nag benn yi fi des danañ wane seen doole ñun nag bañuñ ci dara parce que wax dëgg yàlla fa ñu nekkoon ci àll bi di liggéey bëgg Sénégal moo tax ñu ñëw fa tey boulanger yi dañ leen a war a gàcce ngalamal parce que tey su ñu demee bay créer 7000 emplois direct ak indirect ci Sénégal gii yaakaar naa beneen secteur bu amatoon comme boulangerie li ñuy wax emploi de jeunes dina am effet bu baax a baax te politiciens yi ku wàcc ci terrain bi di politique la ngay njëkk a wax mooy emploi de jeunes waaye léegi ñun ñuy jël ay jeunes di leen former yoo xam ne xamuñu dara dugal leen ci terrain bi ba ñuy defar mburu di defar viennoiserie di calcul ba noppi ñoom ñu nag ñooñu xanaa ñooñu duñu ay sénégalais kon nag léegi li nga xam ne pour mu gën a gàtt rek mooy nañ ñu indil prix mburu bu baax wala ñu wàññi farine bi ñun état li ñu koy laaj lu simple la comme yaa yokk farine bi man nga yokk mburu mi yokk ko parce que yokk nga Sénégal lépp ba mu des mburu comme munoo yokk mburu mi kon wàññiwaatal farine bi ñun li ñu lay laaj lu simple la président li ñu lay laaj lu simple la mooy vérité de prix bi nga gisoon yow say personne gis ko indil ñu ko wala nga tegal ñu sa TVA bi pour que ñu mën a xippe bor yaa ngi ñuy bëgg a rey semence baa ngi ñuy bëgg a rey wàññim xale yaa ngi ñuy bëgg a rey bari na Barça wala Barsaq gii ñuy wax naan mool yi ex boulanger yaa ngi ci parce que 250 boulangeries ñoo tëj 2019 2020 bi 160 boulangeries ñoo tëj man mii di wax ak yow rek wàññi naa 7 employés yoo xam ne mënatuma fay sax ñama nekkal xale yooyu ñu ngi ci ribi ngeen jéggal ma. liggéey bi day liggéey boo xamante ni amul liggéey bu ko gën ci Sénégal ten sàggane ko ndaxte dañ ni 1800 boulangeries 1800 boulangeries bu ñu ci demee 1800 boulangeries bu ci nekk am na 1800 pétrisseurs 1800 pétrisseurs a ngi fi 1800 contremaîtres 1800 livreurs yi da ngay am lu ëpp 10 livreurs ci sa four mburu bi mu yokkoo la nit ñi am problème bi farine yokkoo la nit ñi am problème boulangerie yëpp ci lan amee problème mais bi farine di jar li muy jar kenn mës a dégg kenn ak lenn ci wàllu mburu réglementation bañuñu ko mais niñ ko tëggee baaxut parce que doo làq doom dóor doom jël ñi fi nekkoon jël leen sànni ne bitig waratu a jaay mburu livreur bi waratu a livrer nga dem indi sa CIE jaay ma mburu teguñu ko fenn ñun ay ndaw la nekk ci métier bi tey luñ ci am ginnaaw yàlla nekk ci moo ko waral dem nan nag ba nga xamante ni amatuñu yaakaar ci suñum réew mën naa ni fi mu toll nii ñi dee ci gaal yi ñu ci bëri ay boulanger lan ak i livreur te li leen ko teg lépp mooy farine bu yokku mburu mu yomb bi farine di jar li muy jar kenn déggut boulanger yi mais fi mu toll nii kenn amatul yaakaar ci boulanger bu jëkk noobul nga doon mais léegi boo ko tuddee gàcce la ci yow ndaxte ñu ngi gàddu bori jàmbur yu dul jeex da ngay dem ba sa téléphone bu sonné doo ko ñimee jël li ko waral nag mooy ministre de commerce ak président de la république ñu xool seen ak njaboot gi ci ginnaaw parce que boulanger yi liñ ëmb ci seen ginnaaw kenn xamul nu mu toll mënuñu koo lim li fi nekk nag mooy nan ñu jàppale te xam ni am na ñeneen ñun gisut ñii ñoo toog livreur yi ëpp ñii fop te livreur yi bis buñ fippoo ànd ak boulanger yi lu ne mën naa xew nan taxawaat bu baax a baax nag buñ ko dee tëggit ñu xool nun ko tëggee ñoo xam ne ñëpp dañ ciy jariñu kenn bañ a loru boulanger bi du loru livreur bi du loru ñu ngi jaajëfal ñëpp. dañoo am déception bu mag a mag déception bu mag lañ am amuñu ko ci secteur bi ndax acteurs yi li ñu war a def nañ ko mais dañ ko am ñenn ci suñu biir ak ci gouvernement bi
surtout ministre de commerce ak directeur de commerce aussi de l'intérieur ndax def na benn sortie wax ci prix wu farine bi également wax ci prix wu mburu bi donc nag ni mu ci waxee na ko xoolaat bu baax parce que tamit ay nit mënuñu nekk ci ay jafe-jafe di revendiquer loo xam ne seen ay droit la ngay gën di leen menacer c'est pas normal amu ci benn droit amu ci benn droit parce que tey moom xam na lépp lu xew ci secteur bi xam na ko parce que mi ngi woon ci comité bi yor prix wu mburu bi kon xam na lépp lu ci xew moom en tant que directeur de commerce de l'intérieur mooy monsieur Amadou Diallo donc sorteem bii mu def kenn rafetluwu ko te nag duñ ko bàyyi noonu bien vrai que jóge nañ ci grève gis nañ impact bu mu am mais suñu ñëwaatee dina gën a metti parce que secteur bi bari na ay jeunes trop ñu jël suñu espoir def ko ci ñu nar ñoo toroxal loolu duñu ko nangu donc nag li ñu mën a wax rek mooy di lancer benn message bi nga xam ne tey ñu ngi koy lancer directement président de la République monsieur Macky Sall comme moom nee na ndaw ñi dañ ko yitteel loolu la wax n'est-ce pas mais mi ngi sacrifier ndaw ñi parce que kii wax na ko sànq daf ko desee leeral pour mu leer mais daf ne 1800 boulangers 1800 pétrisseurs 1800 gérants 1800 contremaîtres te loolu moo ci gën a ndaw yooyu mun nañ ko jël par benn mais ay dizaine mi ngi ci ginnaaw te bis bu ñu jógee palais la ñuy dem directement parce que ñun lu ñu état teg mënatuñoo teg lu ko gën a metti mënatul nekk parce que 2 ans yoo xam ci souffrance lañ ko teg 2 ans yoo xam ne jaar ci gaal gii def Barça wala Barsaq moo ko gën a sedd dañ di ay gor nag waaye nag suñu boolu muñukaay fees na donc nag suñuy ñëwaat dina metti trop te façon buñ mën a ñëwee façon boobu la ñuy ñëwee. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee. jërë ngeen jëf kon mbokk yi loolu moo nekkoon intervention yi nga xam ñu ko doon nangoo kon ci public bi maanaam ci lenn ci askan wi nga xam ni ñoom ñoo def déplacement kon ngir fekkee si émission bi lee ñu dellu soit ci plateau bi am na nag ay points yoo xam naa jot naa ko ci noté waaye bi ma ci ëppal solo rek moom mooy 7000 emplois yi nga xam ne nañ yéen a koy créé muy direct di indirect waaye li ma si jaaxal mooy emploi yooyu la fan yële passé defoon nañu fi benn déclaration wax na ne buy grève du am sax ñoom ñoo war a grève parce que conditions yi leen di teg dafa métti yéen entre employés yi parce que ñoom la ñuy dund sax mënees na koy méngale ak dund gu weer yàndal ndax amul benn condition bu baax boo xam ne nii yéen patron yi leen mettre leen ngeen ko pour que du salaire bu baax du IPRES du IPM du allocation familiale du dara El Hadj. bon li ngay wax de seetaan naa ko ci benn émission la amoon du ma wax télé ba seetaan naa ko mais loolu c'était loo xam ne dañ koo monté parce que boobu grève l'an 2017 ba la ñu jël ay emploi waa ji sax bi mu waxee ci biir ba ca biir nee na ko yow ban catégorie de contrat nga am mu ne man 4e catégorie la am bañ demee avant émission bay jeex moom ci ba mu waxaat ne man awma contrat kon xam nga ko du ouvrier lu ñu monté woon la teg la pour contrecarrer mais pour te dire que yow fii ngay defee sa émission bi ci boulangerie la est-ce que gis nga benn emploi buy liggéey fi mu ne ñëpp wàcc nañ emploi buy liggéey 2 heures temps par bëccëg ñaari waxtu commencé 11 heures wàcc 1 heure te bu weer dee ñu fay la sa salaire bu mat sëkk képp ku wax ne nag dañuy exploiter emploi yi c'est pas vrai am na ñoo xam ne dañuy wax loolu mais li ñuy wax dañuy dem seet fa mu ñaawee ñu indi ko moom ñi nga xam ne dañuy dem ci boulangerie xool image bu bon image boulangerie bu tëj wala neex soow bu ñu dugal mburu ci biir ñu filmer ko dem ne alors xool leen boulangerie niñ mel ñoo yem mais ku bëgg image bu rafet boulangerie yu rafet yi ñu ngi fi te dañuy gën di rafet maanaam ñeenti at juróomi at yi boulangerie moderne rek mooy ubbi bu moderne wul doo jaay emploi itam am nañ fayda joo xam ne képp ku leen bëgg a teg jaam ñu wàcc la fi parce que buñ la fi bàyyee dañuy dem feneen doo ngi liggéeywaat ndax wërsëgu jaam bi feneen am na ah kay. parce que man gis naa ay employés yoo xam ne ay boulanger lañu ñu ne ma am na si ñoo xam ne sax bu ñuy faral guddi gi 2000 francs lañ fay. xam nga 2000 francs ku liggéey 2 heures temps comme li ma ko waxee 2 heures temps 2000 francs. te nga 2 heures temps 2000 francs te yow nga war a liggéey 8 heures de temps xam nga journal yi 3000 lañ ko war a fay pour 8 heures de temps léegi 3000 divisé ko par 8 heures de temps multiplié ko par 2 kon 2000 francs kuñ ko fay exemple am na ñoo xam ne dañuy liggéey 3 boulangeries 3 quarts liggéey ci guddi gi fii
wàcc dem ci beneen boulangerie mottali fa guddi gi wàcc na la dem liggéey beneen kaar est-ce que kooku kuy liggéey 8 heures temps yu man nga ko. ma jox la exemple man mas na maa am sama benn emploi ñu ànd dem inspection du travail mu ne ma yow sa boulangerie 24/24 la ñuy liggéey. fekk na moom da doon nelaw bañ sàcc portable am ma ne ko diw mu ne ma ne ko yow an sa portable maa ngi lay woo rek mënu ma laa jot ma ne dañ ko sàcc ma ne ko kañ lañ ko sàcc mu ne bi ma tëddee ci boulangerie ba di nelaw ma ne ko kon am nga jotu nelaw après inspecteur bi moo ne ko yow nekkee kon li ngay wax c'est pas vrai pour dire que maanaam am na ñuy wax ne dañuy liggéey li mais fii ku fii liggéey coono bu métti yaa ko bëgg parce que boulangerie ci boppam liggéeyam àggatul ci liggéey sax 8 heures de temps maanaam boulangerie seen liggéey àggatul ci 8 heures de temps parce que seen production wàcc na presque 50% à cause de ñaar farine bi cher na mënatuñoo dem kenn wóolatu leen banque wóolatu leen pour jox leen meunier wóolatuñu leen pour jox leen quota gasoil yi wóolatuñu leen beneen ba ci réglementation yi ñëw na encore te amul suivi léegi production dafa wàcc 50% alors que 50% nag ku ko wàccee koo xam ne 10 emplois nga yoroon bu fekkee ne maanaam am nga loo dencoon da nga continuer ak sa 10 emplois di jël te la nga dencoon di leen di fay sinon da nga wàññi emploi lii rek moo fi nekk. Bada. question bi ma ko posé laa koy posé waat waaw gars yi moom bien que nanguwul waaye. waaw man ay nit ñoo man ay travailleurs. waaw laa toogal ñu wax ma ko. waaw léegi moom. parce que effectivement am ngeen droit kaas seeni droit. waaw d'accord. mais aussi wax dëgg yàlla dafa am solo aussi ngeen di gëstu aussi seen employés yi aussi. waaw parce que ñoom it li ñuy dund jamono ji métti na. d'accord léegi moom leeral na sax. mais damay gën a leeralaat ci lim leeral. maanaam ñi nga xam ñooy liggéey ci boulangerie. nangoo am contrat parce que am nañu ci ñoo xam ne bëgguñu contrat de. bëgguñu contrat parce que lu tax mais li leen yoon di fay. li leen boulangerie di fay directement moo gën a bari moo tax bëgguñu contrat. te ñi nga xam ne ñi ngi nekk en contrat mois de janvier bi yokkal nañ leen seen salaire bari na ci ñu toog fii ñëpp li ñu wax seeni travailleur dañ leen a embauché benn ci man dañ leen di verser IPRES bu leen neexee ñu dem contrôler ji dañ leen di verser caisse sécurité sociale lépp lu ñu leen war a fayal dañ leen koy fayal ba pare te bu ñu leen koy fayal 8 heures de temps lañ leen di fayal te fekk na comme ni mu ko waxee 3 heures de temps la ñuy liggéey wala 2 heures de temps parce que lu tax production bi wàcc na li ko waral mooy jafe-jafe yi ñaareel bi seq nga ak ñoom loo nga xay ni mënoo leen a dàq léegi li ngay embauché di am yaakaar ni changement dina am nga bàyyi leen fa continuer bu weer dee la nga am sax mënu leen a fay da ngay wutiwaat. problème yu ni mel moom la ñu demee ko ci yeneen secteur ba ci li nga xam mu aju ci wàllu boulangerie kon je pense bien que ne état bi bu fekkente ne dégg na lii amaan dina ci jéem a jël ay saafara état donné que dañoo taxaw pour jëlee fi lépp daal lu jëm ci wàllu immigration kon ñu ngi leen di masawu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax Bada Gassama ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Djibril Faye di sant mi di gërëm bu baax a baax Ibrahima Cissé mënumaa jeexal te santuma gërëm équipe bi nga xam mu la àndaloon El Hadj Saliou Bey moo féetewoo ci caméra bi féetewoo ci wàllu réalisation bi montage Barak Mbaye ñu ngi leen di daje ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp moo ko benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal.